waxtu ci Walf TV leeru jamono mbokk yeeg xarit yi daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu door ko ak li ci gën a fës. mu bokk ci ñaari xale yi nga xamante ni daal nañu réer ca parc bu Niokolo-Koba fële ca Tambacounda jamono ji nag seeni ay waajur dañoo jommi jumet di sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ñu daal di leen jàppale. lu ñeel aéroport Léopold Sédar Senghor bi ñu fas yéene daal di yóbbu nag ci aéroport international bu Blaise Diagne ñi nga xam ne ñoo fay liggéey jamono ji dañoo jaaxle ci seen xëy ndax soo moytuwul dinañu ko ñàkk gis nañu ne daal ñu ko jox di ñeneen ni nit ñoo xam ne bokkuñu si réew mi dina leen jural gàllankoor. ci li nga xam te ne moom moo ñeel lii di wurum kon njàng mi ñii di waajur ñu ci bëri dañuy jël seen doom di ko yóbbu ca fi nga xamante ni moom mooy l'école privée yi gis nañu ne grève yi dafa bari loolu ci fi nga xamante ni moom mooy école publique yi tax nag ba ñoom danañ jéem lu ñu mën ak li ñu mënul ngir seen doom mën a am jàng mu mucc ayib. daañu ci toftal li nga xamante ni moom mooy xibaaru biti réew wàllum tàggat yaram li ci yéen kaay ñu xëyandoo xibaar yi buur ñu ñaanalante mbokk yi ponk yi lee lañ fas yéene yaatal léegi-léegi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi door xibaar yi fële ca Tambacounda ca parc bu Niokolo-Koba àll boobu nga xamante ni mooy àllub mala kii di Binta ak Bilali Mané ñoom ñaar ñëpp nag kii toll ci juróom kii toll ci ñetti at dañoo réer seeni ay mbokk ca parc ba gannaaw ba ñu demee woon ngir witti ji li nga xamante ni moo di ay fruits ba li kenn tegu leen gët jamono ji nag ñu ngay seet mu taratar waaye nag njaboot gi di sàkku ci njiit yi ñu daal di leen jàppale ci lu ni mel Alassane Diallo. Marewa di gox fare ci diwaanu Dialokoto bokk ci département wu Tambacounda tiis ak nakar feen jamono bi ci waa askan wi gannaaw ba ñaari xale te kenn ki doon ab tuut tànk bu jigéen ñu am ñett jàpp juróomi at réer ci biir parc bu Niokolo-Koba gannaaw ba ñu wuti woon ay fruits wër yi tàmbale booba ak léegi fukki fan ak lu topp waaye kenn gisagu leen ci àll mala bi toll ci 913 000 hectares. sunu ñaari xale ñoo réer ci parc Niokolo-Koba bi kenn ki di sama doom keneen ki di sama sët ñu dëkk sunu gox bi di Marewa nekk ci wetu parc bi xale yi ñu ngi réer ci bisu talaata booru ñaari waxtu ba mu tegalee ñaar fukki simili ak ñett jigéen bi di wuyoo ci turu Binta góor bi di Bilali Mané ñu am ñett jàpp juróomi at gannaaw bu ñu wuti ji woon ay fruits ci biir parc bi wër nañu ba sonn ñook agent parc bi ak waa askan wi dëkkee ci gox yi di Dar Salam Jéenu Dara Kabakoto Ngalen Bantakutu ñu tàmbalee wër waaye gisuñu dara. da ngay seet sa doom mu lekk ba suur mu génn dem gisoo ko mu dugg ci biir parc bi xamoo dund na xamoo dee na xamoo ci lu mu nekk tey la am fukki fan ak juróom ñu am juróomi at dëgg-dëgg metti ba fii la mun a yem. waa askan wi gannaaw ba ñu tàmbalee wëri seeni doole ak xam-xam jeex ci mbir mi te bañ a xaddi jàllale seeni kàddu ci njiit réew mi ak lu ko wër ngir ñu mën a gis xale yi naam sax seeni néew. suñu ronkoñ jeex na jooy nañu def nañ lu nekk mënuñoo fay ba xale yi feeñ. ñu ngi ñaan nag ndimbal dëkkaale yi def nañ seen wàll dëkk kaw périphérie foofu yëpp def nañ seen wàll waaye nag ba tey ñu ngi dëkkaat suñuy loxo di ñaan nguur Macky Sall ak ñi ko wër ak ministre yi ak autorité yi ñoom ñëpp fépp fu suñu kàddu fu ñu ko dégg ñun suñu xam-xam jeex na léegi kenn mënul dépassé métti bi moo tax ñuy lancé appel ci nguuru Macky Sall ci population pour ñu mën ñoo dimbale ba xale yi feeñ fu ñu dee sax wala fu ñu nekk wala nu mun ci mel daal ak leneen yëpp. fii ci Marewa tiitaange u bopp waa askan wi di lim xale yi di réer ci biir parc bi at bu jot. xale yu dee ci parc bi bare na ñuy réer ñi bare na kenn musul réer ba ñu gis ko xanaa ñu gis néewam wala ñu ñàkk gis néewam. at bu jot sunu xale yi dañuy réer ci biir parc Niokolo-Koba bi diwaanu Dialokoto ñett xale réer nañu ci biir parc bi Jéenu Jala tamit am na seeni xale yu fa réer Dar Salam moom ñett xale ñoo ci réer Bantankoli tamit am ñaari xale yu réer Bantankoto tamit ñaari xale réer nañu ci biir parc bi xale yi yëpp ci biir parc bi la ñu réer ñenn ñi moom seeni néew la ñuy gis naam sax duñu gis dara. Alassane Diallo Émilie Bianquez Marewa Walfadjri. jërëjëf Alassane Diallo ñu wax nag ci aéroport bu Léopold Sédar Senghor bi ñu fas yéene daal di ko yóbbu ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass jamono ji nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy kon liggéeyee ca aéroport Léopold Sédar Senghor dañoo tiit ci seenum xëy ndax gis nañu ne daal li nga xam ne ni moom mooy aéroport bi dañ koy yëkkati daal di ko jébbal ay étranger te ñoom nag gis nañu ne daal mbir ya dara kon leeragu ci tax nag ba jamono ji liggéeykat yi nee nañu dañuy gën a ñoŋal seen xeex waaye it di tàllal loxo nguur
gi ñu teewlu ci kii di Abdourahmane Fall mooy yore seen kàddu dénk ko Xandong. gis nañu fan yële li fa xaw am document bu ñu génnee ne 33% pour SSS ñu jël 50% jox ko Turquie yi pour lan ñuy jox Turquie te ñun suñuy matériel yi ñuy liggéey fi mooy dem foofu. te leader bi nga xam ne moo nekk au niveau de l' aéroport kooku lépp looy def da nga ko ci war a collaborer dañu yaakaar ne ñi fi nekk ci aéroport ñëpp ay dem AIBD mais dañoo xamal ne ñëpp duñ dem mais ñëpp duñ dem boobu ñun moo ñu jaaxal te am na société bi nga xam ne tey moo SSS ci cahier de charge bi ñu def avant ñu leen di jox 30% yi am na chantage bu mu joxe ne buñ ko joxee day yóbbu Sénégal yëpp AIBD ñu liggéey comme ni mu yoree fii aéroport bi nit ñi di liggéey noonu lay yore nit ñi fa la ñuy liggéey ba pare jox leen ci 10%. koo xam ne nag da nga exercer say métier ñu wàññi la nga def fi 2 ans def fi 3 ans ñu indi kenn koo xam ne fa la ci Kédougou la dëkk xamul sax luy plateforme aéroport xamul sax lu ñuy liggéey aéroport ñu indi ko ci aéroport ba la muy liggéey ñun loolu la ñuy bañ. Sénégalais yi nañ fa nekk bëgguñu gis foofu français bëgguñu fa gis Turquie yi waaw gën a ëpp ñu ci dara. bu ñu paree ci point de presse bi dinañ def suñu benn marche. dinañ seeti chef religieux yëpp dinañ leen seeti. ñu dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy éleveurs ya nekk ca foraay bu Diamaguène jamono ji nag dañoo mere nguur gi ndax gis nañu ne daal du dara loo xamante ni programme la yu ñu leen si boole ñoom tefanke yooyu daal di lalu ci ab kuréel kii di seen njiit yëkkati ci ay kaddu di sàkku nag ñu gën a ñoŋal li nga xam ne ni moo di wàllum kaaraange gi ak set gi ñu teewlu kaddu yi Malick Ka dénk na ko Khady Silla. ñun fora la ñu am fora la ñu sagoo te fora moo ñu jox lépp lu ñu am gannaaw suñu borom bi fora bi nag bëgg nañu defar fii ay mbalk bëgg nañu defar fii sécurité parce que ñun ñoo jàppale woon président de la république ba ma gagné premier tour ak deuxième tour te fora yi dafa am important li muy dugal fii si ay xaalis kenn xamul ñaata la te ñun amuñ suñu bopp si nguur gi parce que ñun amuñ benn député boo xam ne dinañu teewal assemblée nationale amul à part ki nga xam ne nit nga xam ne tuuti ñu xam ne dañu nekkal conseil économique et social si madame Aminata Tall amuñ ku ñu teewal si dara. li ñu xaar si président moom moo defaral ñu sécurité defaral ñu courant defaral ñu ay mbalk bu nga xam ne fas fii benn mbalk moo nekk fii à part bi miir bi première dame def fi foraay amul leen ne def nañ ko fii am na ñenn ñi nga xam ne éleveur dañuy dem di mbubbu ay éleveur lañu di nekk ay ministères yi di santas ñooñu duñu ay éleveur ay dóorkat la ñuy dem la rek yor seen saako jox leen ay passeport diplomatique ay xaalis ay 4x4 nee na ñoom ñoo nekk foofu di coowal éleveur yi te ñooñu duñu ay éleveur bi ñun moomatuñu foraay bi parce que suñu ñun amul day yor sa nag doo ko mën a jaay de yow nga nekk éleveur Sénégal te loolu daf ma jaaxal loolu dañ ko war a réglé. ñu daal di nag dem ca Latmingué coow la kon di wéy ba léegi ci diggante maire bi ak premier adjoint bi ki nga xam ne nag moom mooy premier adjoint bi la mu sàkk mooy daal maire bi na yemale seen coow seen digg ñoom ñaar rek te bañ ko kon boole ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ñu teewlu Julli Ndaw ay kàddoom daal dina ko dénk suñu naataango wala Hassan Ba. mooy maire bu Latmingué dafa am un maire. bi nga xam ne population bi ñoom ñoo fal conseil municipal conseillers yi fal Macoumba Diouf comme maire niñ falee Macoumba Diouf comme maire noonu lañ ma falee comme premier adjoint au maire suñu amee réeróo politique nag réeróo politique la jotewul dara ak wali mairie Macoumba c'est pas parce que am nañ comment dirais-je divergence politique man ma doon premier adjoint au maire bii pas parce que am nañ problème man joxuñ ma convocation sax la ma doon def convocation yi ma doon def moom moo ñëw defar ay convocation signé ko joxe ko man joxuñ ma convocation sax ñale problème politique lañ am ak ñoom nañ régler problème politique ak ñoom mais lépp lu ñu war a yëg bul yónnee sax woo leen téléphone wala nga yëgal leen ko ñu def ko xayrun ñu bañ ko def ëllëg luñ mën ci wax fekk da nga am argument jikkoom la parce que barke Dembo Ndiaye moom ak le deuxième adjoint au maire lii la woon deuxième adjoint au maire def na 6 mois ñëwul ci mairie bi non administrativement rëq-rëq am na ci mairie bi parce que askan bi nag leen lañ xam mairie bu dox soo demee tey département Kaolack ñi dox li yëpp soo leen waxee ne nañ commune Latmingué moom moo gën a dox parce que xëy na am na gafaaka bu fi nekk
mu ngi tib rek di pasar di jox nit ñi loolu lañ foog ne mairie bi mu ngi dox. suñ demee comment dire ci lu ñuy wax mesure de performance yi ñuy def ci collectivités locales yi bi ci passé sur 14 collectivités locales mairie de Latmingué 10e la jël kon y a problème administratif problème boobu nag mooy dama ko koy wax il faut que mu def distinction entre mairie ak politique mairie ak politique bokkul. loolu mooy lan je dis que lii luy dakk la. ñu àddu jëmale ci pari foot bi nga xamante ni mu nga sa Colobane pari foot boobee nag ay ndaw bari nañu fa tànk lool dañ fay fees dell waaye coow la kon dafa mel ni tuleek Mali bi ca weesu moom mooy jàmbaarloo ba nga xamante ni seetlu woon nañu ko fa boobu lépp pari foot bari na ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi ñaawlu seen i morom ya fay nekk di yàq seen temps foofee waaye it ñu ngay sàkku tamit ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiit yi ñu jóg si ndax lu njik njàkk ñoom ñooy njàkk ñu teewlu leen ci reportage bu Isatine Mami Kanté. jamonoy vacances agence Paris Foot bi nekkee ci Colobane daanaka day fees dell rawatina jamono yi ñuy amal ay championnat européen waaye nag barab bii dafa am ay jafe-jafe ak ñi fiy amal carte xaalis. am match yoo xamante ne dañu commencé di daw ba xam gars yi xam résultat bi dem jouer ko mu war a nekk xaalis bu bëri bu autorité waa Paris Foot war a fay. ñu bañ ko fay loolu moo indi problème bi 800 millions c'est vrai mais ces 800 millions suñ ko fayoon 600 millions yëpp ci vendeurs yi la naroon dem ndax ñoom bi affaire bi amee ñu ci bëri dañu tëju seen salle ak seen i biir kiosque di jaay seen bopp di jouer ñoom sans ñu jaay booy. ndaw yu bëri dañu ciy dugg ngir mën a yor ay koppar yu ñu mën a saafara seen soxla. damay jouer par moom mos naa jouer moom. ay match la quoi ay match. daan naa si gagné moom. somme bu ndaw rek ça dépend. y a des étudiants yoo xam ne dañuy daw seen cours uniquement pour ñëw jouer pari foot ay élèves yoo xam ne dañuy jóge seen école uniquement pour di ñëw di jouer pari foot. ak ay xale yu ndaw yoo xamante ne moins de 18 ans. waaye nag ñoom ñii ay xalaat yu wute la ñu am ci mbirum carte xaalis. franchement man du ma ko jouer quoi parce que man xam naa ne bon su ma ko jouer am na ay dégâts yoo xam ne daf ma koy causer. nit boo amul métier amoon dara pari foot du métier. mais jeunesse bi instant yi ni ñu ko jëlee dafa ñëw trop. suñu sañoon duñu jouer pari foot parce que boo gisee jeunes yu bëri di jouer à la carte parce que jàpp ñu si dara. ñu si kaw la rek nguur bi la rek ñoo war a wàcc si suuf jël seen responsabilité nangu créer des emplois jeunes yi jàpp si liggéey. kon LONASE bu fekkee l' état moo ko couvrir rek ba pare LONASE ñëw couvrir pari foot donc mun naa ne pari foot tamit l' état moo ko couvrir. pari foot nekk am po moo xam ne LONASE moo ko yoonal jamono ji ndaw yu bari fa la ñuy yàq seen temps ndax ñàkk liggéey la wala ak tayel lu mu ci mën di doon daal pari foot mi ngi gën a am ndëgër laay. ñu daal di wax ci reportage bi nga xam ne nii jagleel nañu ko lii di école privée yi bari na nag ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waajur yi ñu fay yóbbu seen doom ndax gis nañu ne public yi bari na lool ay grève te day gàllankoor seen njàngum doom ñoom dinañu jéem li ñu mën ak li ñu mënul ngir daal di jàppale seen doom yooyee am njàng mu mucc ayib maam mu jabi gasama. jamono ji waajuru ndongo yi lu ñuy taamu moo di ne yóbbu seen doom yi ca école privée yi lu ñu mel moo leen gënal fuuf école publique yi doomu aadama yi ñu jot a taseel ci mbedu Ndakaaru yi di àddu li waral li ni mel. ñun ñëpp gis nañ enseignement nu mu demee fii léegi Sénégal maîtres yi jàngalatuñu élèves yi jànguñu grève yaa ngi ci mais chaque année ay grève mais boo bëgg jël sa doom di ko yóbbu ci école publique yi ci tout le temps ay grève la mais mieux vaut nga jël sa doom yóbbu ko ci privé bi au moins ndax mu jàng am niveau. loolu moo waral au moins parents d'élèves yi jël seen doom yi ci public bi dem di ko yóbbu ci privé bi mais privé bi moom xale yi duñ jàng xale yi duñu am benn kii même maître yi sax jàngatuñ amatuñ sax mais xale yi amatuñ niveau maître yi sax amatuñ sax niveau waxtumaan sax xale yi maître yi koo si wax mu ne salaire baaxul amul ay bon seen affaire kii logement ak affaire yooyu yëpp bon dafa jafe pour ñu jot koog nangam sangam moo tax des fois da nga gis ay prof ay maître yu jógee ci public bi dem ci privé bi ah di joxe ay cours dispenser ay cours pour am fa dara est-ce que loolu jaadu na. public bi dafa bëri grève y a trop de grève bon chaque année y a des grèves bon grève yi dañoo bëri boo xam ne ni vraiment parents yi tamit dañuy bëgg obligé jël seen i élèves yóbbu ko ci privé nga xam ne amul grève nga bëgg sa doom jàng bu baax da nga ko yóbbu ci école privée moo tax. gis-gis yi ute loolu soxna si moomu mi ngi ñaax waajur yi ñu seetaat fu ñu yebal seen doom yi. école yëpp a yem l'essentiel que bala ngay yóbbu sa doom école privée wala publique na nga dem recherche def ay recherche xool ba xam école bi maître yi wala maîtresse yi ñu ngi jàng maanaam jàng bu baax daal
jàng bu baax loolu moo gën parce que ay privé ak ay public amul sens l'essentiel xale bi daal da nga ko mën a yóbbu école boo xam ni dañ koy éduquer dinañ ko jàngal jàng bu baax daal ba pare dinañ si am ay éducation yu baax pour man loolu mooy l'essentiel bi mais ay école privée ay école publique loolu pour man amul sens. école sénégalaise yi ñi ngi ci ay tolof loolu waral sax ñi gis ne ñenn ci ndongo yi seen niveau demetul noonu lu mel tax na ba nit yu ñu jot a tàllal suñu micro ñi ngi ñaax gouvernement bi mu seetaat doxalin jàng ak jàngale mi ndaxte nee nañu xale yi ñooy ëllëgu réew mi. Mamou Diaby Gassama ñu wax nag ci li nga xam ne moom mooy grande surface yi ñu koy kon faral di moom di ñu jógee biti réew ñëw daal di nag installé wu fii ci Sénégal jamono ji nag muy gën di bëri fii ci Ndakaaru ñeen nag ci nit ñi gis nañu ne daal jamono ji sax loolu day indi concurrence bi gën a metti ku ci nekk di defante ak sa morom Rokhaya Ndour. seetlu nañu fan yi ay xeetu supermarché yu bëri samp nañu leen fii ci biir capitale bi di Ndakaaru ñenn ci commerçant yi ñu tasee la di ko naqarlu bu baax. bëri nañ lool ci biir réew mi mais dafa indi benn concurrent bu extraordinaire ci biir dëkk bi. Auchan supermarché exclusif. soble sax gis naa ñu koy dagg di jaay. ça veut dire que kon nit ci pour ñu marché yi nekk Sénégal nar nañ dee mais dañoo am benn politique de vente bu garaaw bu ñu def ñoom bi ñu indi di jaay. bokkul ak bii la ñeneen di jaay ñoom ñu koy jaayaat ñoom prix bi ñu importé indi ko boobu yombul mais prix bi leen Sénégalais yi jaay ñu koy jaayaat boobu yomb mais seen produit soo ko soxlaa ñoom doom da nga génne xaalis bu weextal. waaye tamit am na yeneen i commerçant yu rafetlu bu baax seen nekki na fii ci dëkk bi ndax ñoo leen di jox produit yi nga xamante ne moom la ñuy jaayaat. buñ fi nekk woon ñun suñu liggéey day yéex sincèrement c'est des grands clients yoo xamante ne ñu ngi jënd ci lu bëri ci ñun. li ma seetlu rek par rapport ak ñoom mooy seen prix day xaw a yokk tuuti maanaam bénéfice bi day xaw a bëri. économiste bii di Magaye Gaye nag di leeral rek ci ay kàddoom lu waral entreprise étrangère yooyu bari tembe ci biir dëkk bi waaye tamit di xam ne rek ne wàññiwul dara ci sunu koom-koomu réew. am na ay tubaab yu fi ñëw yu demee ne ay attaque ay casino ñoom nag suñuy ñëw ci ab dëkk dafa am lu ñuy seet la ñuy njëkk a seet mooy. ndax dëkk ba stable na au plan politique ndax dëkk ba dal na ndax dañoo bëgg su dalee tubaab yi fiy ñëw bari ba ñoom danañ mën a consommer. ñaareel bi ñuy seet mooy dëkk boo xam ni koom-koom ba ma ngay dox. man nag dama ni jënd boobu ñu jënd man gisuma ci benn inconvénient. économiste bi tamit nag di ñaax état bu Sénégal mu gëstu bu baax entreprise française yooyu lee nekk fii ci Ndakaaru ngir sénégalais yëpp mën ci gis seen bopp ci sunu koom-koomu réew. gouvernement bi mu fexe ba négocier li ñu tuddee un cahier des charges. ñaareel bi qualité produit bi. yeneen ñaar yi nga xam ne moom laa ci yokk mooy nañuy jaay suñuy li ñuy meññeefe fii. war na fexe ba tamit liñ naan entente ba ja am. yàlla dafa ubbi àdduna bunt yépp pour que nit ñi gën a xamante ku gën a mën a ëppale leen andi ko feneen dimbali leen. tey nag gis nañ ne ay entreprise sénégalaise di ñaxtu ngir ni ñu leen seppee ci koom-koomu réew mi jox ko ñeneen am ñu gis ne nguur gi moo sooxee doxalina gi ni mel ngir rek beral loxo bitim réew. jërëjëf Rokhaya Ndour ñu daal dem ba biti réew xooli ji xibaar yi fa tukkee ñu ànd ci ak Khady Silla. fële ci Guinée Conakry te la ñuy fàttaliku la fa amoon muy ñaawteef bu amoon ci stade Conakry le 28 septembre 2009 te nga xam lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari doomu aadama ñaw fa ñàkkoon seen bakkan téeméer ak juróom-ñeent jigéen ñu sàkk woon leen ci ab bëccëg ndara kàmm loolu indi woon fitna ci réew ma waaye jamono ji am na lu bees ci dossier bi ndaxte ka fa nekkoon jamono jooju ministre de la défense nationale di Sékouba Konaté jamono ji ñi nga xam ne ñooy victimes yi daal dinañu porter plainte ndax gis nañ ñi autorité guinéenne yi dañoo yéex ci ay mbiram ginnaaw bu ñu tegee loxo kii di Aboubacar Tounda Diaky te nga xam ne fii ci Dakar sax lañ ko daal di jàppee extradé ko fële ci Guinée waaye itam daal di inculpé kii di Moussa Dadis Camara ka desoon ci ñu defoon ñaawteef bi di général Konaté moom rek la justice daal di bàyyi woon muy doxi ay soxlaam naam 2 juillet 2015 ñu waxoon ni juge yi dinañ ko daal di déglu ci ñaawteef yi loolu daal di indi ab yéex looloo tax sax victime yi daal di porter plainte bu ñu fàttalikoo rek ñaawteef yi nga xamante ne tey lañ koy fàttaliku ca Guinée Conakry indi woon na ab crise bu metti ci réew moomu.
diggante Cameroun ak Nigéria gën naa ñagas ginnaaw ba ñu dàkkee lu toll ci ay junni doomu nigérienne te nga xam nañ fa ñëwoon daal di ut ab làkku loolu nga xam ne Human Rights Watch nekk organisation boo xam ne day saytu ak yelleefu doomu aadama ñaawlu na ko ndax nee na condition yi nga xam ne moom la ñu extradé yi nga xam ne ñooy nigériens yi ñaaw na trop ndax dañ leen jël dugal ci ab camion daal di leen fa chargé def leen comme ay mala loolu daal di nekk ab ñaawteef ginnaaw depuis 2015 ba léegi ñi ngi doon njott ni soldaaru camerounais yi dañuy daal di def ay ñaawteef ci ñi nga xam ne ñooy nekk doxandéem nigériens ñu nekk ci réew moomu wala sax di sàkku seeni jigéen te ñu nekk ci ay camp de réfugiés te nga xam ne Boko Haram sonal gum leen sonal seen réew moo tax ñu daal di daw si làqu ci fële ci Cameroun ñu bari daal di ñu leen di delloo seen dëkk waaye tamit Human Rights Watch nee na dina ci ibbi ab enquête ndax ñaawteef yi nga xamante ne moom la soldat camerounais yi daal di nekkee ci kaw nigériens yi il faut ñu daal di ci leeral dem na ba di laaj Nations Unies daal di autosaisiru fële ca Birmanie xel mun naa dal ndaxte autorité Birmanie jël nañu ndogal ni dinañu ibbi frontières yi rawatina réew mi di Rakhine te nga xam ne jullit yi di Rohingya te ñu leen di xupp fa la ñu gën a bari guleet ñu daal di bàyyi agence Nations Unies daal di dugg indi ab ndimbal loolu tax ñu bari di xalaat ni autorité Birmanie pression yi nga xam ne moom la communauté internationale bi nekkee looloo tax ñu daal di dellu ginnaaw ci seetaan ak pataaral bu ñu nekkee woon ginnaaw ba jullit yu bari nga xam ne ñu ngi leen fi doon faat di leen xupp ndax dara taxu ko lu dul lu ñu nekk dong ab jullit waaye tamit am na yeneen enquête yu fosal yeneen ñaawteef yu xamal ni dëkk yu bari yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi Rakhine ak yi ko wel te nga xam ni ay jullit a fa nekk soldat birmanie lakk nañ leen waaye tamit delluwaat fa du fa yomb benn yoon ndaxte dañ fa miine te nga xam ni lépp loo xamante ne ay ndell dañ ko fa suul ngir Rohingya yi bañ fa dellu siwaat benn yoon. jaajëfal ñëpp ñi nga xam te ne tamit ñoom ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal leen ci ànd bu rafet bi xam leen ne seen kóolute mooy suñu mbégte di ñaan borom bi nga xam ne dara teew ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggul kon li nga xam ne mooy seen revue de presse di ngeen ko jot léegi lekk bu journal bi kon jeexee incha allah. dal leen ak jàmm ñu àddu ci kilifteefu parti socialiste moom Barthélémy Diaz xamle ne daal dafa bëgg a jëlee Ousmane Tanor Dieng Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk moo xamle bile xibaar mu di maire Mermoz Sacré-Cœur moom xamle ne daal candidat la ci jiite parti socialiste xeex bi daanaka tàmbali na ci biir kuréel googule di fësal rek sama naataango yi nekkee ci Walf Quotidien Barthélémy Diaz mi nga xamante ne nag moom mooy loxo ndeyjoor Khalifa Sall xamle na ni mbëbëtam mooy rek dàkkal àndandoo gi nga xamante ni nag kuréel gile ànd na ko ak waa Benno Bokk Yaakaar ci kàddoom xamle na ni gannaaw ay waxtaan moom mi fas na yéene bokk ci candidat yi wuutu Ousmane Tanor Dieng ci bopp parti socialiste moom maire Mermoz Sacré-Cœur di xamle ni gannaaw ba nga xamante ni daal Khalifa Sall dañ koo tëj ci lu jaarul yoon ngir indiwaat yoon ci biir kuréel googule dina doon candidat ci bile poste ñu wéy addu ci li aju ci parti 24 heures dellu si di addu ci financement yi nga xamante ni daal dañu ne leerul benn yoon congrès d'investiture yi naka noonu xëccoo ak dirante mbagg yi am ci kaw nguur gi ba tax Macky Sall sax ñuy xamle ak Tanor ak Abdoulaye Wade fi mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi jànkonteel ak jafe-jafe laata ñu jublu ci présidentielle bi président fi mu nekk nii moom dafa jàmmarloog ak ñi nga xamante ni ñoo di ay alliés waaye mën nañu ne daal bal ba tàkk na ci lu aju ci élection présidentielle 2019 ki jiitu nag ci la xëccoo nag du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall ak ki ko dalal ci wàllum politique di maître Abdoulaye Wade moom Macky Sall ba tey dañuy addu sax ci wàllum koppar gi nga xamante ni daal mi ngi koy jox alliés yi Ousmane Faye moom jiitu Manko Wattu Sénégal dellu si di xamle ni maître Abdoulaye Wade daanaka joxe na lu toll ci 4 milliards ci kopparu réew mi waa CAP 21 moom mi la nga xamante ni nag bokkoon na ci CAP 21 xamle ne lu ni mel gannaaw benn ndaje gu mu amaloon muy xamle ni njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade doon na jox lu toll ci 200 junni ak juróom-ñaar fukk ak juróomi million at bu nekk ñi le nga xamante ni moom la bokkaloon kuréel googu la ñu duppee CAP 21 muy lu tolloo ci xayma 4 milliards ak lu teg ci kopparu réew mi waaye tey jii gannaaw ba nga xamante ni daal mbirum classe politique yi la ñuy addu ñi ngi xamle ni gis nañu li ñu nemmeeku moo di ab xeex goo xamante ni nag xëccoo la ci wàllum toogaay xëtu yëglekaay bii la di Le Témoin moom nag mi ngi sax sampub laaj di xamle lan moo des ci kuréelu politique yi féetee ci wàllu càmmoñ mu di laaj gu samp goo xamante ni Madieye Mbodj bokkee ci yoonu askan wi Ibrahima Sène ci PIT ak bii la taskatu xibaar di Ibrahima Bakhoum ñoom indi nañ ci
ci seen tontu Ibrahima Bakhoum moom la sax de xamle na ni guerre moom amul lenn lu ko mën a firndeel lu dul rek xaalis bi nga xamante ni da nga koy jël di ko jox kenn nit wala sax benn kuréel politique ngir noppi loo ko waaye li leer ba leer moo di rek askanu Sénégal moom dañoo gis ni ci wàllum politique du lenn lu dul yoon woo xamante ni ci nga mën a jaare ba am fa xaalis ba tax sax de moom ci gis-gisam daal parti yu mag yi nga xamante ni dañoo féete ci wàllu ndeyjoor tey jii boo gisee ñu jaaxle du lenn lu dul rek ndimbal gi ñu amatul te mu daan bàyyeeku ci àdduna wërngal këpp rax ci dolli tey jii amatuñu benn jumtukaay li leer ba leer moo di askanu Sénégal yi tamit duñu woteel lu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor xaalis Madieye Mbodj di wéy di xamle ni tey jii kuréelu politique yi nga xamante ni ñu féete ci wàllu càmmoñ li leen gën a itteel du lenn lu dul ay ndombol tànk wala sax de ñu daal di leen cër ni ñuy cëree ñeneen ñi Ibrahima Sène bokkee ci PIT moom di dellu si di xamle ni képp koo xamante ni daal yaa ngi addu ci lu ni mel dangaa xamul sax bu baax lan moo xew ci biir xeex gi nekk ci biir classe politique yi waaye li ñu mën a jàpp moo di député yi ñoom tàmbali nañu addu ci li nga xamante ni moo aju ci rek nu ñuy joxe koppar kuréelu politique yi Sud Quotidien moo ko fësal Pape Diop moom bu groupe Liberté ak Démocratie di wéy di xamle ni dafa di mbir moo xamante ni jot na Assemblée nationale du pencum ndaw réew mi daal di ci indi ab taxawu seetlu Abdoulaye Wilane député bu groupe Benno Bokk Yaakaar moom di tëj wax gile di xamle ni tey jii gis nañu ni daal koppar gi ñuy jox kuréelu politique yi dafa di loo xamante ni kenn mënu ko moytundiku rawatina di ko wër ndombo diggante nag kii lee di Diène Farba Sarr ak Socé Diop daanaka mën nañu wax ni ñoom ñi le xeex gi nag dinañ ci soobu li ko gën a firndeel fësal sama naataangooy Zoom Info ci li xew ci makkaanu jëwrin gi ñu dénk wàllu renouveau urbain moo di nag moom jëwrin gi ak kii lee di directrice générale bi Socé Diop ñoom ñaar daal seen diggante neexatul li koy gën a fësal du lenn lu dul directrice générale bi le sax moom Socé Diop dafa waaye àlla mukk nee na moom du dem à la traité te jëwriñ Diène Farba Sarr fas yéene ci weñ loxoom beneen ponk bu ñuy addu moo di koppar gu ñu am ci anam bu lewul tey jii xëtu yëglekaay gi di réew mi quotidien dafa xam ne ni topp gi ñu ci doon topp ñenn nit ñi mujjeewul fenn ba tax nag sama naataango yi di wax ni ndaxam jotul sax ñu daal di tëj lii la di CREI waaye ci waxtu googu xëtu yëglekaay gi di l'évidence moom mi nga addu ci wàllu OFNAC di xam le ni daal OFNAC du lenn lu dul rek ab segg boo xamante ni tey jii dafa doon mbote ndax tey jii ci tiitalaate gi mu doon def nit ñi sax ñoo mujjee tiit ci taxawaayam waaye ñu gis ni OFNAC tamit daal ci Nafi Ngom Keïta doonoon na benn kuréel goo xamante ni daal dafa ragalu woon lool ndax dafa doon rek xeex wàllum fraude ak ger tey jii nag ba nga xamante ni Seynabou Ndiaye Jaxate moo koy jiite dafa mel ni ab nataalu segg ñu daal di addu bi yoon ci li nga xamante ni rek mooy njabootu njiitu réew yi nga nemmeeku ni boobu ba tey dañuy dugal seen loxo ci yorinu nguur gi enquête gannaaw ba mu fësalee ci xëtum bu njëkk biile doxalin xamle na ne ci atum 1960 ba léegi nii njiitu réew yi fi jaar yëpp ku ci nekk daal tabb nga sa mbokk bu la jege Amadou Tidiane Wane di faran fàcce lu ni mel di xamle ni Senghor moom dafa amoon sax foo xamante ni yam na fa waaye Abdou Diouf dafa manqué woon ndëgër lay kii la di Abdoulaye Wade ku mënoon a xeex la waaye Macky Sall moom daanaka xam-xamam desandi na lool ci mbir mile ñu addu ci njabootu président yi rawatina nag kii la di Marième Faye Sall libération ci xëtam bu njëkk mi ngi rek faran fàcce bii le bataaxal nga xamante ni sama naataango yi dañoo fësal ni waxuñu dëgg bi yëpp ci lu aju ci rek ziar gi nga xamante ni Marième Faye Sall amaloon na ko ngir ziar ko maître Abdoulaye Wade ci jamonoy tabaski bi la boobule nag waxtu ñuy xamle Marième Faye Sall daal àndul ak benn garde corps rawatina ay escorte dafa dem rek ak doomam bii la di Amadou Sall ànd ak seen chauffeur dugg ci benn oto bu leen kenn dul njort fas yéene rek jubali fi nga xamante ni moo di kër maître Madické Niang fi Abdoulaye Wade nekk waaye foofule gardien bi nga xamante ni moo nekk ci buntu bi moom Marième Faye Sall daal wàccul sax dafa toog ci oto bi di laajte ndax maître Abdoulaye Wade nga ci biir kër gi waaye gardien bi ci ndigal yi nga xamante ni maître Madické Niang waxoon na ko xamle na ko ni daal maître Abdoulaye Wade jamono gi day noppalu ndax ba mu demee julli ji ci Masalikul Jinaan ba tey dafa xaw a sonn dafay noppalu mu di tontu goo xamante ni gannaaw Marième Faye Sall sax kii di Samuel Sarr yi tamit tontu nañ ko lu ni mel naka noonu ñeneen ñi doon jéem a ñëw rek ngir ziar maître Abdoulaye Wade Les Échos dellu si waat ci xibaar gu ni mel di xamle ni am na lu bëri lu ñu waxul ci boobu les ziar sama naataangoy sampub laaj sax lan moo tax ba maître Abdoulaye Wade dalalul ñii le ko doon seet si ci waxtu googu laas dellu si waat rek di fësal yenn ci ay firnde yi doon wane rek ni Serigne Abdoul Aziz Al Amin léegi mu wuy ji boroomam yooyu leen nag mi ngi ko doon sax waxtaane ak Maodo Sy ñu daal di addu bi yoon ci lu aju rek ci aéroport international Blaise Diagne bi nga xamante ni nag fas yéene nañ ko inauguré juróom-ñetti fan Le Quotidien moom fësal ci xëtam bu njëkk ni Senghor moom dina si wàcc juróom-ñaari fan weeru décembre fi ñu nekk nii sax de ñiy liggéeykat yi nekk foofule ci
ci biir aéroport boobu dañoo am ay jafe-jafe. Walf Quotidien dellu si waat ci xibaar gu ni mel di xam le ni daal fi mu nekk nii coow mi ngi fës ci liggéeykatu aéroport Léopold Sédar Senghor li ko waral du lenn lu dul seen yëngu-yëngu dañ ko fas yéene toxol ci aéroport international Blaise Diagne. Maïmouna Ndoye Seck di jëwriñ gi ñu denk sax wàllu googule fi mu nekk nii daal mer gi nga xamante ni ñii la mer nañ ko moom xaw na koo tënk ci waxtu googu. Quotidien national Le Soleil di fësal rek ni jot na ñu daal di rek yokk jéego yi nga xamante ni moo aju ci coppi yenn kuréel yi ngir mën a suqali petite et moyenne entreprise yi wala sax petite et moyenne industrie. L'Observateur ci waxtu googu mi ngi ubbi ci ñi nga xamante ni daal seeni tur ndox mënuñu koo téye mu ni loo xamante ni mbir bu sonnal yenn jigéen ñi nga xamante ni daal daf leen a dal ba tax nemmeeku nañu sax ñenn ci ñoom kenn ki moom dafa fësal ni borom këram bëggatul sax bokk ak moom lal. ñu daal di addu bi yoon ci wàllu tàggat yaram stade xëtu yëglekaay gile di fësal rek Ligue des champions ñaareelu bëccëg bi di xamle ni kile di Paris Saint-Germain moom wulli na Bayern. Sunu lamb di addu ci wàllum bëree file ci Sénégal moom daal di dellu si di sampub laaj di xamle ni ndax Bombardier mi la dafa am lu ko topp gannaaw ba nga xamante ni mi ngi dugg ci ñaareelu yoon boo xamante ni bëreewu ko rax ci dolli léewtoowam ci weerub décembre dara leeru ci ñu yendoog